ànd beeg ñun ñu leen di dalal ci jàmm ci faram-fàcce ci TFM di leen ñaanal jàmm di njëkkee xew-xew bi ak li gën a fës ci bëccëgu tey bi ci ngoonu tey gi mooy manifester gu mag mbooloo mu takku bi Yewwi Askan indi ci Ndakaaru amal ko ci bërëb bi ñuy woowee place de la nation ci ay jamono tuddoon place de l'Obélisque fii ci Colobane ñoom jiital mbootaayu parti yooyu di Yewwi Askan Wi ak ñeneen ñu leen di jàppale ñu ci mel ni wàllu Sénégal bu Ablaye Wade ñëwoon nañ foofu woo mbooloo ma doon ñaawlu li conseil constitutionnel gàntal liste titulaire Yewwi Askan Wi ci élection législative ñu dëgmal seen liste bi nga xam ne ñuy wax liste nationale. ci loolu dañ ci dalal koo xam ni fa la jógee léegi Guy Marius Sagna asalaamaaleykum. Babacar Fall maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem soppee TFM. seen mbooloom tey mi yow gan jàngat nga ci def njëkk. bu ma sukkandikuwee ci say kaddu Babacar nee nga mbooloo mi takku na mobilisation bi bëri na jotuma comme ni nga ko waxee dama jógee manifestation bi rek ñëw fii jotuma am recul maanaam jotuma am taxaw seetlu bu doy pour mën a xam dëggantaan yaay naka laa koy xaymawee waaye li ma mënagum wax moo di ne bu ma xoolee li président Macky Sall ak administration am ak ay jëwriñam def depuis ñaari semaine ñaari ayubés ngir manifestation bi bañ a am ngir sénégalais yi yéex a xam ne manifestation bi autorisé nañ ko ngir jéem a tiital sénégalais yi ndaxte sax am na ay farandoo président Macky Sall yu siwal tey ne am na benn car bu yëpp waa Yewwi bu jóge Tambacounda bu daanu ba am na si fukki nit. ak benn yu xëy na mais xëy na amoo ci firnde ni ñoom ñoo génne xibaar bi bon. bu ñu xoolee loolu yëpp. bu ñu xoolee monsieur le préfet bu Ndakaaru mi nga xam ne defe naa dafa xaar ba 10h 11h wala midi waxtu yooyu tey ba su manifestation bi pour génnee arrêt préfectoral bi bu ñu xoolee nit yi doon tiital ne xam nañ këru diw bu ñu gisee ne président Macky Sall dafa jël suñu gendarmerie comme ni ma koy faral di waxee mu jëlee ko de honneur et patrie mu koy soppari ñu def ko déshonneur et antipatriotisme di manipuler gendarmerie ci yoon yi muy dog oto yi war a ñëw ci manifestation bi bu ñu xoolee loolu yëpp pour man mun nañ jàpp ne ñi ñëw tey bëri nañu mënoon na ko ëpp fuuf bu fekkoon nekkoon nañ ci réew mu normal boo xam ne dafay respecter un minimum de règles démocratiques de gentleman agreement et de démocratie donc mun nañ tëyeegum ci lii d'accord ci wàllu mobilisation pour man am na solo boo xoolee lépp li ñu teg ci yoon bi ngir manifestation bañ a nekk un succès et li am solo kon mooy rek président Macky Sall am ay jàngat yi mu def ci loolu ndaxte manifestation bi am na lu ko waraloon démocratie moo ko waraloon jàmm moo ko waraloon fitna bañ a am ci réew mi comme ni mu amee yeneen réew te élection ak conseil constitutionnel waral ko jàngat yooyu maa ngi am yaakaar ne ndaxte loolu bokk na ci jubluwaay yi président Macky Sall dina ko def ngir lu mu tàmm def mu bàyyi ko maanaam saay bu élection ñëwee mu manipuler justice yoon ngir faagaagal président Karim Meïssa Wade faagaagal président Khalifa Sall jéem a faagaagal ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko tey ak listu Yewwi Askan Wi ak wàllu. mais gii nag man duma la comprendre quoi parce que tey sooy toog di plaider Karim Wade dinañ ci dellusiwaat bokk nga ci ñi xeex baayam ak doxalinam ba mu jóge fi moom ci boppam ñu noonu dañ ko bëgg a jox nguur gi te jàppoon nga ni dafa randal àll réew mi. tribunal def lim ci war tey yaa ngi toog di lim ci ne dañ koo fexeel man bu ñu waxtu may nañ ci delsi mais sànq yaa ngi wax ni nguur gi da leen doon fexeel manifester gi bañ a am tey ndax dañ doon tiital nit ñi mais nit ñi ñoo tiital seen bopp Koundou Bine récemment boo gisee lu ñuul daw référence bi ci wàllu fitna ci Sénégal bi ci mujj mooy mars 2021 ak li fi xewoon te ngeen sóoboon ko askan wi fekk si leen ba mu jur ay bakkan yu faatu fukk ak ñeent tey boo xoolee dëkk bi sax ñi nga xam ne amuñu woon yitte boo xam ne farata la dañoo toog seen kër bañ a génn ñëpp tiit ay journalistes xëy nañ dem ca bërëb ba ñu leen di fitnaal seeni militant kon ñi njortoon ni mënoon naa déborder mënoon naa am fitna am na fu ñu ko teg
ñaar laa ci wax bi ci njëkk nañu waxtaanee tomb bi nga laal ne dinañ si dellu si nañ ko waxtaanee ba mu jeex tàkk mooy PDS ak Karim Meïssa Wade boo waxee ne mbir mi dina la jaaxal ma am kàddu yu mel nii benn soit mosoo ma déglu wala da nga maa fàtte ndaxte muy président Khalifa Ababacar Sall muy président Karim Meïssa Wade dama yàgg wax FRAPP dafa yàgg wax ne liñ leen teg du dëgg du yoon Babacar du dëgg du yoon doomu jàmbur pappu jàmbur ñu jàpp ko exilé ko Qatar ne ko foofu ngay toog may maa ngi ñëw jamonoy lay wat la waxuma waxi tey waxi démb laay wax maa ngi ñëw benn man loolu laay défendre xam nga yoon rek la mun doon même bu fekkee ki ko def wala ki mu nar a bénéficier démb defoon na la loo xam ne lu ñaaw la dëgg rek lu mun doon. Karim def na am deful maa ngi ñëw. Karim def na am deful maa ngi ñëw man bu dee man nga bëgg jël sama défense man mënoo ma gën a bëgg sama bopp man maa jiite woon M23 bu Tambacounda waa PDS ca Tambacounda dàqe ma ak ay pistolet ak ay jaasi ba commissariat police bu Tambacounda obligé na ma ci biir commissariat bi ngay fanaan tey ndaxte amuñu ay takk der yu doy pour ñu protéger la sa kër bu ñu yeewoo le matin ñu yóbbu ma immédiatement hôpital régional bu Tambacounda donc man xam naa li ma daj. xam nga loolu xaaral maa ngi ñëw xam naa li ma daj ndax PDS waaye xam nga lan mooy wax ci sama position malgré loolu lenn rek lay tekki ne benn duma ku soxor duma koo xam ne ci nasaraan dañ koy woowee un vindicatif un rancunier maanaam koo xam ne ndaxte démb dafa am liñ ko teg liñ ko def muy lu métti moom mu doon si sax ñàkk sama bakkan ba tax tey bu ma gisee kooku ñu koy noot di ko def loo xam ne du dëgg du yoon ma ne ñaw ba pare noppi ci. dans le fond c'est pas cohérent. xaaral dans le fond c'est pas cohérent. may ma daaneel Babacar. mun naa la nangul nga ñàkk d'accord ak man. waaye man dig ma ko nangul te munoo ci dara damay koo xam ne dëgg bu jotee ñuy noot doomu aadama donte doomu aadama boobu man tegoon na ma loo xam ne du dëgg du yoon damay naan lii ñu ko teg du dëgg du yoon. alal réew mi la yitteel xam nga alal réew mi daf laa yitteel ñu xamee la ko. maa ngi ñëw alal réew mi da laa yitteel Babacar. kooku ñu ca tegi daan. alal réew mi lañ ni da koo sàkkal pexe. bi ñu fi jëlee président Ablaye Wade ñu fal fii ki nga xam ne mooy président Macky Sall bokkoon na ci li taxoon ñu bëgg ñu fal ko mooy benn suñu amu réew mi ñu yore ko anam bu baax waaye balaay loolu sax li passé woon ñu leeral ko donc àndoon nañ ak audit yi àndoon nañ ak leeral yi waaye bi ñu gisee ci 20 fukki nit ak juróom bu ñu demee ba ci biir benn rek lañ ci fulal muy dossier wu Karim Meïssa Wade ba pare ñu dekkil kuréel boo xam ne ça c'est vrai ba pare ñu dekkil kuréel boo xam ne benn gëjoon nañ ko dégg muy CREI yi ñaar muy kuréel boo xam ne bu la attewee mënatoo sax ne d'accord mënoo def appel ñu jàpp ne lii du démocratie deux li ko lal du bëgg a leeral ak indiwaat moomelu askanu Sénégal ci koppar ci budget bi mais en réalité c'est un programme de vengeance politique c'est un programme de règlement de compte politique te ñun loolu ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg léegi nag waaw. léegi alal réew mi nag. mais alal réew mi. wuyu ma président Macky Sall. chaque jour nga kaas ko. président Macky Sall ak ñi ñu àndaloon mënoon nañ doxalee neneen bu fekkoon dañoo bëggoon leeral alalu réew mi ñun ba tey ñu ngi naan na leer d'ailleurs sax ñi ngay wax muy waa PDS mais ñu ngi naan ñoom bëgguñu grâce bëgguñu amnistie bëgguñu dara lu ñu bëgg mooy. révision du procès. ñu ubbi waat procès bi mu jaar yoon ñun ñu feelu leen ñu ànd si donc ñun. tey waa yàgg waa PDS sax yéen a àndoon ci manifester gi ci Ndakaaru. waaw àdduna waaw graw mais Babacar déedéet xam nga lan ngay wax ne doomu Sénégal yu mel ni Guy Marius Sagna soxor taxu leen jóg mer taxu leen jóg nit taxu leen jóg. xaaral principe on ne personnalise pas le débat. non maa ngi ñëw. non waaye man maa fi nekk Sénégal la ñuy wax. non man maa fi nekk tey Babacar nga naan ma sama taxawaay amul cohérence
ma lay jéem a wan ne au contraire c'est que sama cohérence àndul ak sa cohérence man sama cohérence mooy Babacar même bu fekkee démb daf ma fekkoon ñaniñ ma dem wuyu ci invitation ci ñoo xam ne dañuy xeex spoliation foncière Babacar dóor ma fa te du dëgg du yoon ëllëg même bu ñu nootee Babacar liñ ko teg du dëgg du yoon damay naan Babacar luñ ko teg du dëgg du yoon sama xel nag mun na nangu nga ñàkk ànd ci man ak position boobu ba tax yow bu la nit tooñee ëllëg ñu koy noot nga naan ñaw nga naan ndeysaan mun naa la ko nangul waaye man ci wàllu sama engagement citoyen sama engagement politique bindoowuma noonu meluma noonu te Sénégal li koy defar mooy 16 millions de citoyens sénégalais vengeance xaju fi. rancunier léegi yaa ngi wax engagement politique leer na léegi yaa ngi ci biir. xam nga koo xam ne 2017 moo nekkoon directeur de campagne coalition Ndawi Askan Wi bi yóbbu Ousmane Sonko élection plutôt Assemblée nationale kooku boo koy wax naan sa engagement politique léegi leer nag wala leerul loolu wax bu daanu ci charrette la benn. ñaareel bi mooy man dama di koo xam ne sama gis-gis mooy même association sportive et culturelle du bokk élection mais yëngu-yëngu yu muy def yëngu-yëngu politique la ndaxte day xool naka lay gën a ñoŋalee mun nga si bañ a ànd ak man boo xoolee statut parce que bàyyi ma joxe misaal boobu comme commission communication bu FRAPP moom moo ma jox ndigal ma ñëw fii boo jëlee kayitu maanaam sartu ma leeral ko mbubu FRAPP nga ñëwee fii tey ci émission bi. voilà waaye Guy Marius Sagna yow Pastef nga te assumé woo ko leeral est-ce que doo wax ni Pastef nga bokk léegi ndax ba nga bindee bataaxal. boo jëlee da nga bëgg a nekk député sax da nga ni ci malaanu Pastef nga bëgg a muuru pour ñu tabb la nga bokk ci élection yi. Babacar est-ce que doo ni rek maa ngi ci biir. Babacar maa ngi biir Pastef. Babacar ñaar laay wax benn man bañuma question. yii di taw fu nekk mu mel ni di ko kaalaan bañu ma ko. non xaaral rek Babacar. du ko kaalaan parce que question bi ma la posé pour nga tontu ci tontu. Babacar da ngaa ñëwaat en arrière. Babacar ci affaire Karim Wade. incha allah lépp dina leer. Babacar mënoo ñëw ci ndorteelu waxtaan bi ngay ñëw wax ci manifestation bi nga ñëw cu capp PDS Karim Wade ak sama incohérence nga ne dinañ si ñëwaat wóoruma ne dinañ si ñëwaat dinañ ko régler léegi balaa ñoo avancer xaaral. ñu ne déet pareeguma sax ci loolu nga naan waaw c'est une incohérence patati patata après nga ne waaw léegi mais kon da ngay politique ma commencé tontu wan la ne mais loolu wax. léegi lan nga bëgg Guy Marius Sagna ma bàyyi la rek ngay doxal quoi. non mais yow bu dee da ngay poser question c'est pour mu leer sinon bu fekkee damay commencé tontu nga dem ci leneen ma commencé tontu nga dem ci leneen finalement émission bi lu muy niru. du ma tontu ci dara. wër gi boo ko bàyyee rek lépp sotti. non léegi on continue. la première question. lan moo nekkoon première question bi te tontuwuma en tout cas ci wàllu PDS wax naa la sama point de vue PDS ak Karim Wade ak maanaam fexe ba suñuy koppar des ci moomeelu askan bi nee naa la ne ñun ba tey ba suba ba gannaaw suba muy Karim Wade muy Khalifa Sall muy Guy Marius Sagna muy ku mu mun ci doon muy waa APR. muy keneen muy ñi nga xam ne ñoo nar a remplacer ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall APR ak Benno Bokk Yaakaar suñu position ci xaalisu askan wi nañ ko yore ci yorin bu jub bu mucc ayib ba tey ci lañ nekk. ñaar boo ñu jàppee ne am na ñenn ñu ko jël nañ ci enquête léegi nag loolu terewul bu ñuy noot ñoo xam ne ils sont présumés avoir pris jël xaalisu askan wi ñu leen di noot ñu war a toog noppi parce que rek. dañoo njort dañoo foog ne jël nañ te fekk ne yoon bi ñu war a leeralee ne jël nañ yoon boobu leerul dama bëgg loolu mu leer naññ. le tribunal ci wàllu a rendu sa décision sur l'affaire Karim Wade. non yow dafa am ñaar ba ñett yi ngay fàtte benn bi mooy nee naa la CREI du kuréel boo xam ne kuréel bu démocratique la 2022 tey fu ñu toll ci àddina bi munoo ne da ngay àtte nit. ba pare xaaral loi boobu moo fi nekk. xaaral waaw on fait quoi. waaw mais loi boobu dafa antidémocratique. même ma daaneel benn. mais tant que mi ngi fii li mu santaane la ñuy doxal. gis nga justice ba duñ koy changer. justice nit boo koy àtte da nga ko war a mën a may mu def appel benn. CREI ce n'est pas démocratique benn ñaareel bi da nga fàtte au niveau international kuréel yépp
à commencer par CEDEAO Cour de justice de la CEDEAO li nga xam ne moom la ñu wax état du Sénégal ne ko ni nga doxalee du dëgg du yoon muy Nations Unies muy CEDEAO état du Sénégal groupe consultatif yuy liggéey ak Nations Unies. état du Sénégal mais peu importe États-Unis la benn banqaasu États-Unis plutôt benn banqaasu Nations Unies la donc munoo fàtte loolu yépp état du Sénégal ne teg naa ci sama conc defuma ko d'accord ba pare nga ne yoon maanaam def na liggéeyam déedéet ñun d'accord ñu ak état boo xam ne Macky Sall da ko jiite muy tànn bu kuréel yi waxee nañu sanctionné Mali mu ne ok gongo bu kuréel yi waxee na nga supprimer xawma li nga xam ne moom mooy parrainage électoral mu ne defuma ko bu kuréel bi waxee ne déedéet ni nga àttee Karim Meïssa Wade wala ni nga àttee Assane Diouf wala ni nga àttee président Khalifa Ababacar Sall du dëgg du yoon nga ne defuma ko déedéet loolu tamit du dëgg du yoon donc booy wax ci affaire Karim Meïssa Wade ak man sama taxawaay ak taxawaayu FRAPP ci justice waaye tamit ci bañ nooteel doonte ki ñuy noot tey daf ñu doon noot ñun loolu da nga koy wax ba mu mot sëkk ndaxte waxtaan wax dëgg ca la. dama bëgg ñu génn foofu mais bala ñoo génn ma bëgg a xam dogal bi tribunal dogal ci affaire Karim Wade àndoo ci. dama jàpp ne kuréel bi ko àtte du kuréel bu démocratique du kuréelu yoon muy CREI d'accord et li tax ñu jëfandikoo ko dafa leer nañ comme ni ma la ko waxee ci ne ñaar fukki nit ak juróom la ñu waxoon ne CREI moom la ñuy topp mais Sénégal ñépp leer na leen nañ ci ne kenn rek moo leen yitteloon mooy ki nga xam ne mooy Karim Meïssa Wade. c'est pas égal jàpp voilà topp c'est pas mooy Karim c'est pas jàpp mën nañ la topp te defoo dara non. waaw mais gis nañ ne en tout cas ñeneen ñëpp ñi nga xam ne dañ leen doon topp mais ñeneen ñëpp ñu ngi tey ci wetu ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall et boobu ak léegi leer na naññ ci ne président Macky Sall dafa encourager la transhumance di menacer di tiital d'accord ñi nga xam ne ñoom ñooy ay opposants wam ne leen lii gis nañ ko bu ngeen ñëwulee dooleel ma di ngeen dem ci biir kaso. loolu moo dal Karim Meïssa Wade loolu moo dal président Khalifa Sall.